gaaw fukki fan ak benn si diggi tabaski atum ju nekk ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm si xibaar yi njolloor gi li ci gën a fës Cheikh Abdou Bara Dolly dem na ca kaso ba moom mi nga xam ne moo nekk te di liste coalition Yewwi Askan Wi ca diwaanu Mbacké dañ ko daal di teg mandat de dépôt ginnaaw bi nga xam te ni nag dañu daa yëkkati ay kàddu yoo xam ne tegginiwul jëmale ko si njiitu réew mi waaye tamit ay xibaar yoo xam ne wérul loole lañ koy toppee xal seen na mu mën a tëdd benn weer ba fukki ati kaso dinañ ci diglu leerlu ko ay xeltukat si wàllum yoon ak yoonal ak ñi nga xam te ne bi ñoo di layookatam si njëlbeenu bi la xibaar dañ daal dellusiwaat nag si janoo gi nga xam te ne biit gouvernement bi def na ko ak ñi nga xam ne ñoo di taskatu xibaar dellusiwaat si njëg yu seer yi nga xam ne askan wi ñu ngi wéy di ko dund ak jafe-jafe yi nga xam te ne bi dund gi am na ko njeextal yi nga xam te ne biit am na si wàllum njàng meeg njàngale mi waxtaan yi nga xam ne jib na ci xëyum ndaw ñi ñetti ponk yooyu moo gën a fës si janoo bi nga xam ne ñenn ci gouvernement bi def nañ ko si digganteem ak seen diggante ak taskatu xibaar yi. article de la semaine ni kiy gaaw gu jot ñu ci ànd ak yéen tey nag ñuy delloo njukkal suñu naataango bi nga xamante ne bi moo di Mamadou Moustapha Sarr mi génn àdduna ci àllarba ji moom nag nekkoon na koo xamante ne bi ràññeeku woon na lool si wàllum tasum xibaar rawatina si wàllum koom-koom Tout Info moom moo nekkoon seen directeur de publication waxtaan wu yaatu yi nga xam ne seq na ko ak Alaaji Malick Cissé si ay jataay yu feccanti ko dinañ ko def ab jukki si biir xibaar yi njeexital yi ak li yëglekaay yi xëy fësal tey ci gaaw gi dëppoo fukki fan ak benn si weeru juin atum 2022 ànd seeg Assane Top la ñuy jeexale bi lay jataayu xibaar ñees gis ñu def sig yaatal. Cheikh Abdou Bara Dolly yoon teg na ko loxo mu yi ñuy àddoo ngeen di teewlu mu nga ca kaso ba li nga xam ne moo di mandat de dépôt la ñu daal di ngàll si ndoddam ginnaaw ay kàddu yoo xam te ne bi dañu ne da ko yëkkati te tegginewul jëmale ko si njiitu réew président de la république waaye tamit ay xibaar yoo xam ne wérul ba léegi si yooyu lee kàddu mu mën a tëddul toll si benn weer jàpp fukki ati kaso moom mi nga xam ne moo jiite liste coalition Yewwi Askan Wi si jongante yi nga xam moom ñu dëgmal ca diwaanu Mbacké boñ sukkandikoo si ki nga xam tamit ni avocat la maanaam ab layookat la di maître Amath Thiam ay leer lam si jokkoom ak i rajo téléphone Abdourahmane Li li ñu gën a gis mooy offense au chef de l'État d'habitude tribunaux yi moom la ñu gën a diisal parce que dañuy protéger loo gisee ñu koy gën a diisal par rapport ay diffusion de fausses nouvelles wala diffamation offense au chef de l'État boo see ñu koy diisal dañuy bëgg a protéger l'institution du chef de l'État te pour c'est des peines exemplaires moo tax parfois di le tribunal bi gën a dis loxo ci yaa offense au chef de l'État parce que président dañ ko war a protéger wala ñu ko war a ormal moo tax ma jàpp ne su juge bi appliqué offense au chef de l'État daan bi dana fi gën a métti dana gën a métti loolu la mu war a toll ci ñaata exactement mën na jógee ci mën a dem ba 2 ans mën a dem ba juge bi moo am na fourchette parce que en matière de délit ñu ngi commencé benn weer jëm ba fukki at mais li ñu gën a seetlu mooy ñi offense chef de l'État yëpp en général lañu doon peine bi day ëpp day mat 1 an wala mu ëpp ko. moom kon Cheikh Abdou Bara Dolly dañ ko daal di teg mandat de dépôt nekk na loo xamante ni nag mën na see tëdd ay at wala bonu weeri kaso loolu nag ñi nga xam ne ñoo di ay layookatam ñaawlu nañ ko loolu jàpp nañu ne mandat de dépôt bi dëppool ak yoon fi nga xamante ni fa lañ ko jaare ba teg ko loxo it nekk na loo xam ne ñaawlu nañ ko ginnaaw bi nga xamante ni bi yennoon nañu ñoom bi ñu génnee ca tribunal bu Ndakaaru ak taskatu xibaar yi kenn si ñoom maître Ibrahima Diaw ñu teewluy kàddoom. député dafa am kiiraay boo xam ne daf ko am yoon daf ne député buñ ko arrêté rek flagrant délit moo tax ñu mën ko arrêté loo xam ne dafa am ñu fekk ko fa arrêté ko mais loolu buñ ko arrêté dañ ko war a yóbbu arrêté ko ci juge flagrant délit mais waruñ toog ne dañuy ubbi information te levé wuñ immunité parlementaire donc ñu gis ne donc dossier bi kat ni mu commencé warul commencé nii loolu moo tax nag ñuy attirer attention autorités yi ak population bi wax na yoon nag buñ koy def ci dëkk bi dañ ko war respecter jaar ci yoon mooy tey Cheikh Abdou Bara ñun estimé nañ ne doyen des juges waru ko sax déglu ba di ko mettre sous mandat de dépôt léegi ci ñu toll nii ci enquête bi comme ci instruction lañ def fii la ñu mën a yem mais daal ñu xam ne fi ñu ko yóbbu waruñ ko fa yóbbu loolu daal ñu ngi koy déplorer pour le moment. kàddu yi ñu koy toppee moom Cheikh Abdou Bara Dolly mu ngi ko yëkkati jamono ji nga xamante ne bii waa Yewwi Askan Wi amal nañu seen ndaje mu xumb moom it sa place de l'Obélisque jamono jooje nag teg nañu ay loxo ñoo xamante ni bii ay rebelle lañu leen di tuddee ci Ndakaaru loolee di xibaar boo xamante ni bii te gouvernement bu Sénégal dëggal na ko ci kàddu yi ki nga xamante ni bii moo yor kàddu gouvernement ba di Omar Gueye la daal di yëkkati ne am na ñoo xam teg nañ leen loxo te ci manifestation bi lañ leen tege loxo te it dinañu wéyal l'enquête bi ba xam dëgg lan moo waraloon seen tànk ci Ndakaaru
jàkkaaroo ay kaddu yu Omar Gueye ñu teewlu koog Mamadou Sy. wax ndax am na ay rebelle yu ñu jàpp waaw am na ci manifestation bi am na ñu jàpp lu benn lu ñaar lu ñett ñoo xam ni am na fu ñu jógee ñëwoon pour manifestation boobu opposition bi doon def waaw ana manifestation opposition ak ay rebelle lan la ñu naroon suñu askan ndax am na ñoo xam ni bu ñu sañoon Sénégal tàkk wante Sénégal du tàkk ndax président Macky Sall ak gouvernement matuwaay yi war dinañ ko jël pour assurer la sécurité des personnes et des biens ku yaakaar mën nga taal Sénégal soo boo nga def jéem a def leneen mais lii moom lu am la lu biir la te li ci kanam raw li bët dinañ ci gën a xam yeneen yu gën a leer. kàddu yooyu mu ngi ko yëkkati jamono ji nga xam ne gouvernement bi yenn ci ay jëwriñam doon nañ janoog taskatu xibaar yi dellusiwaat nag si ay poñ bokk na ci dundu gu seer yi nga xam ne jamono ji na bopp askan wi jël ñu jër wàllum koom ak koppar daal nay dellusiwaat nag si jéego yi nga xam ne def nañ ko donte nangu na ni métit bi am na lool si askan wi jël ñu jër wàllum njàng meeg njàngale mi ci xaatimoo gi dox diggante kay jàngalekat yi ba ak gindeeku daal di am nan la ñu mën a def ba moytandiku lépp loo xam ne moo di jéyee xëyum ndaw ñi te dellusiwaat nañ ceeg lim bi nga xam ne wax nañu ne jox nañu ko xëy ñi nga xam te ne bi ñoo di ndaw ñi ak naal yi nga xam ne sembu nañu ko yooyu yëpp daan nañ ciy dellusiwaat si fekkeek Mamadou Sy ak Souleymane Diallo. yokkute njëg yi daan nañ koy waxtaani gannaaw bi gouvernement bi doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi ministre des finances et du budget di xamle ni nguurub Sénégal ci jamono ji mu ngi def kéemtulaay kàttanam ngir njëg yi bañ a yokku nguur gi dina wéy di subventionner prix yi. 500 milliards attendus pour ce qui concerne exclusivement donc l'énergie. Bien évidemment, en plus de cela, comme je l'ai rappelé, les 157 milliards de soutien au niveau des prix donc des denrées de première nécessité, c'est le blé, le sucre, l'huile et le riz. Ce qui est fait à ce niveau pour encore continuer donc à maintenir les prix et de façon à donc accompagner les ménages sénégalais. ci wàllum njàng mi ak njàngale mi ministre de l'éducation nationale jàpp ni ay accords yu historique la mu ngi xamle ni daanaka jàngalekat yi yëpp ñu am indemnité yi bëgg-bëgg bi nag moo di fexe ba daal di indiwaat dal ci njàng mi ak njàngale mi. C'est inédit et c'est historique. Et le président de la République a dit réglons définitivement cette question parce que je veux un climat apaisé dans le système. Mais il n'y a pas un enseignant qui n'a pas eu son indemnité. Si les instituteurs, il a ses indemnités. Si les professeurs contractuels, il l'a. Donc 64 805 muy lim bi nga xam ni ci ay ndaw waaye itam ak ay jigéen yu ñu tànn ci programme xëyu ndaw ñi nguur gi nag muy def kéemtalaay kàttanam ba 65 000 emplois yi nga xam ni waxoon nañ ko ñu mun koo matal ci gox yëpp ñu ngi fay teg lii di pôle emploi. À date, sur les 65 000 emplois qui étaient prévus, nous sommes exactement à 64 805 jeunes, femmes et garçons recrutés sur l'ensemble du territoire. Ces recrutements ont été sur l'ensemble des départements du Sénégal. Sur un engagement total de 412 348, 151 009 jeunes ont un contrat de travail au moment où nous parlons ou un financement. lu soxal inondation yi gouvernement bi jàpp ni ñu ngi def seen kéemtalaay kattan ba tax na ñu ngi installé ay système de pompage ngir rek saa bu ndox yi ñëwee ñu mën ko faa jëlee plan d'urgence bi itam dinañ ko matal. yokkute prix yi njàng mi ak njàngale mi emploi des jeunes inondation doon ay poñ yi nga xam ni gouvernement bi jot nañ ci waxtaan gannaaw bi ñu doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñoom nag. joxe nañu assurance ni dinañu def seen kéemtalaay kattan ba daal indi safara ci secteur yi nga xam ni junj nañ ko. La deuxième phase qui est en train de se mettre en œuvre, je pense que vous avez suivi la visite du ministre de l'eau et de l'assainissement, où ils sont en train de faire des travaux pour compléter cette phase d'urgence, avec toujours en appoint un système de pompage qui permettra d'évacuer les eaux.
lu soxal inondation yi gouvernement bi jàpp ni ñu ngi def seen kéemtalaay kattan ba tax na ñu ngi installé ay système de pompage ngir rek saa bu ndox yi ñëwee ñu mën ko faa jëlee plan d'urgence bi itam dinañ ko matal yokkute prix yi njàng mi ak njàngale mi emploi des jeunes inondation doon ay poñ yi nga xam ni gouvernement bi jot nañ ci waxtaan gannaaw bi ñu doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñoom nag joxe nañu assurance ni dinañu def seen kéemtalaay kattan ba daal indi saafara ci secteur yi nga xam ni junj nañ ko. yooyu la secteur Mamadou Sy bokk si njàngale mi gën koo dëppaleeg xarale yu yees yi sa diwaanu Tëngéej CRFP ba nga xam te ne bi moo teewal Ndakaaru foofee nag daan nañuy samp li nga xam te ne bi moo di ab Fab Lab maanaam bërëb boo xam te ne bi dinañu dëppale njàngale mi ci wàllum xarale yi gën a tàggat ñi nga xam ne ñoo di jàngalekat yi ba seen njàng ak njàngale gën a bënn jëm si ndongo yi Babacar Seck. centre bi ñuy tàggatee jàngalekat yi nekk ci Tëngéej inauguré na Fab Labs loolu bokk ci projet bi nga xam ni ambassade bu France moo ko taxawal jëm ci lépp luy xarala ñun ko mën a jëfandikoo ci njàngale mi. ñu ngi woon fii tey pour ñu dallu ci salle Fab Lab bi ñu ambassade de France jox salle boobu nag la salle la boo xam ne bi matériel bu innovant matériel boobu nag day permettre suñuy enseignants élèves maîtres formateurs maîtres d'application directeurs d'école d'application et évidemment le grand public permettre leen ñuy innover di créer ay ressources ak ay outils numériques pour gën a ñoŋal njàngale mi. jumtukaay bi dinañ ko fexe sàmm képp kuy yëngu ci njàng ak njàngale jote ci mu nekk ay jéego ngir xale yi mën a jëfandikoo xarala yi. dañ koy yaatal ci ñi nga xamante ni ñooy jàngalekat yi te ambassade bi yemul foofu depuis 3 mois nos formateurs. ñu ngi dem di def ay formation pour gën a mën a utiliser matériel bi ñu jox donc am na benn plan de formation boo xam ne bi c'est soutenu boo xam ne bi ñoom ñu ngi koy suivre jàpp naa ne défi la bu ñu war a relever te ñu ngi si depuis que ñu nekk ci boppu CRFP Dakar ba léegi ñu ngi si loolu entretien bi xool leen locaux yi ni mu mel soo leen ko gisee di ngeen xam ne vraiment nous tenons à l'entretien et à la propreté des locaux. te bu soobee yàlla matériel bi ñu ambassade jox lu ñu man dinañ ko ci def pour que ñu entretenir que pour que les locaux soient très propres pour que également nos élèves maîtres nos enseignants ñoom ñëpp ñu mën ci bénéficier wu convenablement. centre régional de formation des personnels de l'éducation di CRFPE mooy ñetteelu école bi daloo ab Fab Lab ginnaaw ñaari école franco-sénégalaise bu Fann ak bu Jël Diop. Babacar Seck juróomi dëkk ca diwaanu Sabadola xal seen na it ñoom it ñu génn si lëndëm gu ñu nekkoon ndax ab naal bu jëm si wàllum jox leen courant la ñu daal di xaatimoo dox diggante ab société bu yëngu si wàllum gasum wurus foofe ca diwaanu Sabadola ak ñi nga xam ne ñoo di waa ASER ak commune bu Sabadola toll si $1 milliard ak xaaj la ñu daal di xaatimoo koppar yi nga xam ne moo war a jëm si boobule sémb ñu del si waat si ndajem xaatimoo gi ànd si ak Mame Seynabou Babou. ab signature de convention ci diggante société minière sénégalaise Sabodola agence sénégalaise électrification rurale ak commune bu Sabodola ngir juróom benn village am courant ci kanamu directeur général bu SGO lëkkaloo biile dina amal njëriñ bu baax a baax askan wi. bon li ñu soxal la lu bëri yitte woon nañ ko trop pour lépp loo xam ni dina yokk dundinu population yu dëkk autour de la mine ñun fu ñuy yëngatu parce que ñooy suñu njaatige nos employés une grande partie ci population yooyu lañ jóge donc ñun richesse bu ñuy créer ñoom ñoo ko def lépp lu ñu mënta def pour en tout cas améliorer seen dundin loo xam ne yitteel nañu trop. ak projet biile fii ak 2025 lu tolloog 65% wu ménage juróom benn village yile dinañ am courant. ambition président de la république yéenam mooy d'ici 2025 sénégalais yi fépp foo mënta nekk nga mun a jot ci courant loolu nag ñu ngi ci liggéey actuellement ñu ngi finaliser programme bu ñu tuddee programme d'urgence d'électrification rurale pour ñu gën a accélérer électrification mais également partout yi fi nga xam ne am na ay inégalités wala ay déséquilibres yi ñu ci noté ñu mun ko corriger pour que population yi mun a jot ci ngeneel yi nekk ci électricité. bu ñu sukkandikoo ci maire bu commune bu Sabodola projet biile dina tax kaaraange gi gën a yokk seen commune bi waaye tamit dina créer ay emploi yu bëri. ñun commune
hésité wuñu joxe suñu contribution pour régler problème courant parce que day régler lu bëri foofu nee nañ insécurité bi am na foofu yeneen métiers yi doxuñu foofu à cause du manque de courant suñu doom yi aussi wala structure sanitaire yi dañoo manqué courant ba tax na guddi dañuy am problème pour faj nit ñi donc loolu courant bi en tout cas ñun dañ ko rafetlu te dañ ko yàkkamti aussi. projet bii li ko tax a jug mooy gën a ñoŋal source d'énergie yi waaye tamit gën a yokk niveau de couverture besoin énergétique yu kër yi ngir village yi mën a nekk ci ab leer. biennale baa ngi wéyandi am na ñoo xam ne ñu ngay jeexal nag seen i gaaral daan nañuy amal ab tëjtal si ab gaaral bu ñu doon amal si Cour suprême doxoon si diggante li nga xam ne moo di aar wala tamit ak yoon di ñaari bànqaas yoo xamante ni bii daanaka mën nañoo soqi ko si genn garab bu ñu sukkandikoo si ñi nga xam ne ñooy di àttekat yi ak magistrat yi nga xamante ne bii teewoon nañ ci tëj googee nga xamante ne bii rafetlu nañu baax yanjaayu barab ba nga xam ne day nekk loo xamante ne bii day mucc ayib seen liggéey ba ñu mën a àtte si xel mu dal ak bërëb bu sell te naat si wàllum taar ñu ànd seek ki nga xam ne moo di Mamadou Dieng si di ñang ñu ñuy weel di toppal biennale bi. taar gi ci biir Cour suprême wàññiwul dara ci war may bërëb bi lii di liggéey boo xamante ne ay artiste ñoom ñoo ko amal. ci ay at Cour suprême daal di jënd ay tableau yu takku lool ay artistes yu am tur daal di koy peindre biennale bi di occasion ci këru àttekaay bi ngir mu wanale ko ak askan wi. ñu exposé tamit ay œuvres yoo xam ne yu rafet lañu ñi ñëpp mën ko ñëw xool di gis ne loolu lii rafet na ci kër justice yàqul dara ci suñu liggéey ñu mu ñuy daf ñuy gën a yokk rek ñun ñu xam ne lii mooy lu rafet la ñun tamit bu ñuy def suñu liggéey nañ ko def ni mu gën a rafete justice ak art yàgg ànd mu di ay bànqaas yoo xam ne nuroo nañu ay mandarga lool ci misaal magistrat yeeg artistes yi ku ne ci ñoom sa signature dafay impliqué sa conscience. xam nga Cour suprême bi mu toxoo fii bi mu toxoo ci bâtiment bi daf si fekk ay œuvres yoo xam ne moom lañ ko dénk léegi moom moo leen téye œuvres yooyu téye na leen téye gu rafet moom mu génne ne ko ñu gis ne ay artistes ñu dimbale ñu woon ñu defaraat œuvres yi moo tax ñu génne ko di koy won nit ñi ne œuvres yaa ngi fi yu rafet a ngi fi suñu biir cour ba. biennale bi may ñu occasion pour ñu génne leen wane leen. art ak justice mosuñoo fenkaloo mais seulement dañoo am ay points communs yoo xam ne dañ ko dajaloo dañ ko bokk te foog ñu leeral ko ba nga xam ne ku ci nekk da nga xam ci li nga toog lan la moom laay tuddee nuroo te wute. artiste bi toog ci atelier bi war a signer tableau ci conscience am la koy signer mais juge bi aussi su toogee di décider li muy juger dafa war na ci aqulaay taalam ba nga xam ne su ko décider du yàq àdduna parce que am na ci benn point boo xam ne su ci dëngee rek mun a yàq àdduna. te loolu defe naa ne il faut ñu bàyyi ci xel. lu taaru ñu mën koo teg bët fu ne fii magistrat yi ñoom li ñu bëgg mooy di àtte waaye di ko def ci bërëb boo xam ne dal dina yaañ ji. lu rafet moom kenn mënu ko bañ parce que lu rafet loo xam ne moom justice sax lu rafet la justice bu ñu koy wax sax mooy loo xam ne moom jaar na ci yoon lu rafet la. mbëggeel daal di dox diggante justice ak art magistrat yi ak artistes yi sànni seeni gët ci démb jaarale ko ci vernissage bi. ñu tuddee art et justice. teg na bàkk waaye dañuy des ak fenêtre biennale bi ba léegi ndax Cheikh Tidiane Gadio si vernissage boobee teew na fa daal di dellu soir nag si li nga xamante ni bi moo di taxawaay bi nga xam ne jàpp nañ ne war nañ ko gën a yokk li nga xamante ni bi moo di xarañteef gi nga xam ne moom la ñu seetlu si artiste réew mi ay kàddu Cheikh Tidiane Gadio si micro Mamadou Dieng ba léegi ak Sidi Niang. li ma naqari ci li ma won bu dee am na kenn ci ñoom ku fël am na ñaar ñu mënoon fël te fëluñu parce que fii yàlla moo fi def lépp diine ngi fi xam-xam a ngi fi culture ak art mi ngi fi malheureusement ñëpp amuñu woon chance boobu mooy li tubaab bi naan Mozart assassiné mooy koo xam ne dafa juddoog li ko yàlla may mais société bi xaw ko gàllankoor ba mënul joxe lépp
donc man li may ñaan mooy nañ protéger artistes yi nañ leen aar mënoo bëgg a aar te bëggoo artistes yi mënoo bëgg culture te bëggoo hommes et femmes de culture donc mais ñuy sant yàlla Sénégal mooy Sénégal am na lu fi yàlla def. tey article de la semaine da koy delloo njukkal saabalkat bu ràññeeku woon lool ci réewum Sénégal rawatina si wàllum koom-koom Mamadou Moustapha Sarr bi nekkoon directeur publication bu tutinfo.net nekkoon it koo xamante ni bi doon bind tey fësal ay xibaar ci li nga xam ne moo di yëglekaay bi di l'info bëri woon ay yataay yool ci média rawatina digganteem ak Alaaji Malick Cissé bokkoon na ci aw xët woo xam ne del siwaatoon na ci bind ci ñu daal di koy fësalaat waaye tamit waxtaan yi nga xam ne moom mi nga xamante ne bi mu ngi nekkoon ci ñeent fukk ak ñaareelu promotion bu CESTI doon na ko daal di gëstu ci wàllum koom-koom loolee la daal di dëxëñ tey ci bi la njukkal mu ko delloo Alaaji Malick Cissé article de la semaine. équipe bu FMI di Fonds monétaire international amaloon ak waxtaan juróom fan jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai fii si Ndakaaru Edouard Gemayel moo ko jiite woon si yore ndaje ay recommandation yu am solo génn na ci juróomeelu revue bu programme bi nga xamante ni dafa bàyyeekoo si instrument bi soxal lépp lu jëm ci politique économique. wax na ne par exemple gré à gré bi dañ ko war a wàññi parce que gré à gré li muy yóbbu si xaalis dafa bëri te loolu si gafaka nguur gi lay jëlee. te souvent liggéey wala genre xeetu service yi nga xam ne efficacité bi du am wax na aussi ne suñu économie dëgër na parce que malgré guerre Ukraine bi ak Covid bi ñoon war nañu am croissance yokkute bu xool si 5%. loolu vraiment lu dëgër la et loolu aussi day encourager que entreprise yi nekk Sénégal même si doomu Sénégal yi moomuñ ko mais ñu ngi suñu suuf ñu ngi gën a am xaalis. subvention bi soxal wàllum énergie fan la ci Sénégal toll FMI ni dafa jot ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax subvention bi nga xamante ni Sénégal mu ngi koy amal FMI dafa jàpp ni kilifa yi dañ ko war a xoolaat bu baax a baax laata muy sonal suñu koom. affaire énergie mooy facture courant yi Sénégal liñ koy subventionné pour fay loolu dafa wax ne FMI dafa ne dañ ko dindi parce que soo subventionné énergie dafay jëm ci ay yenn nit mooy soit ay nit yu am dayo la mooy ay urbain lañ ay chef d'entreprise wala ay ménage ya nga xam ne ñoom seen loxo jot na seen ginnaaw donc te soo leen di jox xaalis yow da ngay xañ ñi nga xam ne ñoom faju lañ soxla da ngay xañ ñi nga xam ne jàng lañ soxla da ngay xam ñi nga xam ne yeneen jumtukaay lañ soxla seen dëkk notamment ñi dëkk ci dëkk àll yi. sommet bi ñu amal Paris jëm ci koomu Afrique ñu ngi koy waxtaanee ba tey ay njiitu réew yu bëri jóge ci continent bi ngir waxtaanee ñu ñuy soqalee koomu Afrique yéen kaay bi di l'info jàpp ni France Afrique autrement nañuy wax jamono ji. beneen doxalin la jël mooy affaire colonialisme parce que cycle la rek France Afrique dafa am cycle ba nga xam ne dafa jeex parce que France Afrique mu ngi commencé bi ñu décoloniser ñeneen jeex nañ indépendance mais c'était pas amu doon indépendance en réalité parce que France dafa dem mais indi ay pays africain bu nekk mu teg fa ñitam une sorte de préfet comme on dit les préfets de la France bi loolu jeexee ñoom ñu xam ne mënatul dem comme avant France Afrique parce que président France yu bëri wala ministre France yu bëri de la coopération dañu waxoon ne ñoom France Afrique day jeex parce que c'était De Gaulle c'était Jacques Foccart ñoom ñoo ko fi indi woon mais France Afrique boobu dafa sonal Afrique parce que dañuy dafa France Afrique boobu day indi ay entreprises françaises ñu nekk fii di manque suñu xaalis di manque suñu koom-koom di ko yóbbu seen dëkk pour dundalee ko France parce que dañ na ñëpp wax nañ ñi gëstukat yi ne France su nekkul Afrique dëkk bu ndóol la quoi 20e puissance mondiale lay doon donc France Afrique boobu dañu foogoon dafa jeex Macron bi mu ñëw en 2017 dafa ne moom France Afrique day jeex mais ndekete jeexul moom dafa ñëw comme nu ñuy wax bukki bu sol deru béy la quoi parce que autrement bu gën a subtil bu gën a fin la indi pour nax nit ñi encore gën a noot africain parce que suñu la dugalee ci pièce boobu nga signé ay contrat pour 20 ans ay entreprises françaises ñu lebal la xaalis parce que suñu la xasee lebal mais ñoom ngay liggéeyal la parce que di nga fay intérêt di nga fay bor bi donc duñ la ko mës a baax.
Moustapha Sarr génn àdduna ci àllarba ci si ñeent fukki at ak juróom-ñaaram di delloo ñaanal suñu borom xare ko àjjana jaajëfal Alaaji Malick si delloo njukkal googe ñu daal di wëlbateeku si pàcc bu mujj si jotaayub bi la xibaar li yëgle kay xëy fësal tey ñu ànd seek Assane Top. niki juróom-ñetti fan la woon ci weeru ko juin yemoo ko àllarba gile weesu ndakaaru njaay capital bu Sénégal amoon na gan ay rebelle ñooy yoxosoon daal di fi dugg si bàyyi ko ci ay gox yu fasantikoo bés bi la jour yi ni kay xibaar boobi la ñi fi doon ruumandaat ak lam-lame ndekete dëgg la kaka firndel moom moo di Omar Gueye yor kàddu ko gouvernement bu Sénégal ne jamono yi nga xamante ne waa Yewwi Askan Wi ñi ngi amal seen ko dajaloo ci place de la nation doon fa ñaxtu ak i nag jébaane gouvernement bi am na ñu leen raxoon dooni gan ndekete ay rebelle la ñu waaye nag yëf yi yoon ma ngi cee defeenu rek lépp dal di leer Walfadjri yi ni kay moom séntu na asamaan si waaye la mu gis ci kaw ba ci suuf lépp ak lëndëm la jëm rek ci wàllug politique ak géew bi ni mu jaxee jamono jile di wañaax Samba Nday ndox mu ñu tekk ci taal Walfadjri yi ni kay ne jot na nag ñi daal di àtte ñi nga xamante ne ñoom ñooy woy politique yi ak xeexoo bi dox ci diggante waa Yewwi Wàllu Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar seen teesant bi nag ku moytuwulee askan wi nar nañ cee fay ay kaas yu ñu tojul ndax it nag ku ci nekk ci ñoom dog wa nga ŋànk nee nga faw nga daal di koy dagg te àpp nga ko fu nekk Walfadjri yi ni kay ne loolee nag ñi ngi ciy tund ñi nga xamante ni ñoo di kilifa diine yi kem nañu ko aadoo ci réewum Sénégal saa bu ñu gisee jafe-jafe ñi daal di indi seen soom ndox sotti ko ci xalu safara wi nga xamante ni saa bu tàkkee tamit kenn du ci mucc kay mi ngi ci loxol buur bi doomu aadama bi nag faw mu daal di koy sabablu Le Quotidien yéene kaay ne fitna gi lëmbee réewum Sénégal ba kenn xàmmeetu ko ak xar kanam gu ñàggas lool jaare ko ci ay ndaw yu wane ak ñàkk teggin gu wérte wóor loole moom ëlëm na xelu jàngu bi taxit nag seen ndaje ga ñu doon amal toftalu ca gokk Popenguine ñoom kilifteefu ko jàngu bi doon waxtaane Sénégal ak ak tolluwaayam yoxër be nañu baaram tuuma liñ fi nemmeeku jamono jile lalu ci wàllug fitna ak ay kaddu yu tegewul ci war maaki teggin benn yoon Sénégal guddi yi ñuy toll kenn xamul foo koy askanale ndax it nag li mu wone ci ay mandarga xàmme wuñu ko woon kilifteefu ko jàngu bi ne loole moom jot na ñu daal di koy gasul te nag ku ci nekk danga ci am waru gar muy ñi nga xamante ni ñoo ngoy ci wàllug nguur gi ñi koy wët ba ci sax ñi nga xamante ni ñoo di askan wi ñoom ñi dénkaane seen wàllug kaddu ak seen ko ëllëg ngir ñi sàmmal leen ko ba mu ñëw Rëbës am na gan naki démb turam Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké mi ñu woolu woon bés bi le jour yi ni kaay ne taj nañ ko ci barab yi ni kaay groupe Omedia Invest Guinée moom mi nga xamante ne yor ndombal tànk ak député te di ko wataat nag jafe-jafe dal dina koy ñeel guddi yi ñuy toll ak la ñu teg ci ndoddam ni ay tuuma jëm rek ci ñàkkee kersak war maaki teggin ñeel ab njiitum réew ak i nag sos ay kaddu yu mu tegul fenn bés bi le jour yi ni kaay ne Abdou Bara Dolly Mbacké nag investir nañ ko ci liste waa Rëbës Walf Quotidien dëggal ko ne ku moytuwulee nag élection yi ñu fi dëgmal moom du mën a campagne ndax juróom benn wéeri kaso moo koy yot ci la walbatiku yem ci journal bii di Source A ak déegu fomm yi ni kaay gi ne narutoon a dal kenn nag ku dul njiitu Pastef maire bu diwaanu ko Ziguinchor moom ndey mbill gi sax moo dal di bàttalee boppam ci yi ni kaay gi di Source A ne nag ay pexe nasoon nañu ko ngir rek far li nga xamante ni moom moo di ab bakkanam waaye da ca mucc Ousmane Sonko ne ab wotoom bi nga xamante ni moom la andi woon place de la nation keroog ba ñuy manifester niki juróom-ñetti fan ci weeru ko juin àllarba gile weesu su fekkonte ne rek soppi wutoon oto bi nga xamante ni moom la jëloon ba muy ñibbi bu dawoon aw xelu 70 kilomètres à l'heure mën naa am tey du ko nettali ndax it nag oto bi nga xamante ni moom la fa andi woon ba mu ko bëggee delloowaat ci lañ ca nemmee ko ab panne ñi gaawoo ab mécanicien waaye nag ba mu ko saytoo du jafe-jafe ci wàllu ko moteur fekk na panne yu wiis yi ca nekkoon dañ koo dindi te loole rek doyoon na ngir ay noonam dootuñu ko gis ci kaw suuf. jaajëfal ko Assane Top jaajëfal leen mbokki ci teewlu bi fii la ñu yëkkatee jotaay bi la xibaar benn jotaay 18h45 la doon si xibaar yi marax gi si kàllaamay wolof 19h45 si kàllaamay nasaraan si biir la total wala bon tey gaaw gi la total day bër ba ëllëg si total dimanche bi ak Adama Anouchka Ba xibaar di wéyandi si www.emedia.sn ñu yendoog jàmm